Souleymane Diémé président du collectif de Mbour 4 extension. ay citoyens lañ ay sénégalais lañ gis nañ suñu gox bi amut ay garab looloo taxoon ñu ne tey ak initiative maire ak autorité yi nekk ci dëkk bi ñu jàppale ñu bañ am garab yi ñu ne dañuy reboiser ñun suñu quartier parce que quartier bi dafa nekk quartier boo xam ne ni dafa nekk ci voie boo xam ne voie de développement bu garaaw la nekk waaw mooy Mbour 4 extension ñun la président mayoon cité bi moo ñu tudd ko Mbour 4 extension moo tax ñu ne dañuy jóg pour reboiser koñ bi site bi yëpp la ñuy ji site bi yëpp la ñuy ji gis ngeen garab yi nii looloo tax ñu woo maire vraiment mu disponible bàyyi activité am yëpp chargé na ñëw jàppale ñu moo tax ñu ngi koy dalal di ko gërëm di ko sant di ko ñaanal li mu bëgg Thiès yàlla na ko yàlla may ak li mu bëgg Mbour 4 extension yàlla defal ko parce que jamono yi pass yëpp ñu ngi waxtaan ak moom ci kaawu Mbour 4 extension vraiment mi ngi dalal suñu xel di ñu wax ni fii képp ku fi dëkk nga def sa alal yaa moom sa kër comme que président loolu la wax waxu président ay ordre la kon moom du def lu dul def lu président wax. garab yi 2000 lañ bëggoon mais 50 lañ ñu jox pour ñu essayer parce que bi ñu demee dañ nañu garab yi dañuy population dañ leen di faral di jox ay garab mais bu ñu leen joxee ay garab duñ ko toppatoo day yàqu loolu tax ñu ne ñu dañ ñu jox 50 ñu essayer ko fu mu toll nii bëggaan nañ yeneen 1500. yaakaar naa ne commandant eaux et forêts ak capitaine bi dinañu ci jàppale lu ñu ci mën a jàpp nañ ci jàpp bañ jot ci jaaral ko ci maire parce que wax nañ ko mu loolu du benn problème te am nañ ci yaakaar bu baax. collectif bi day toppatoo borom bundu kër yi dañuy toppatoo te gis nga garab gi ñu jël nii bii garab maire la xam naa maire dina wut ko toppatool dina wut borom kër gi mu koy toppatoo mais kër gi mu jaakaarloo nii ñetti garab ñoo fa nekk borom kër gi ñetti garab yooyu moom moo koy toppatoo moo koy defal gavion toppatoo ko. kër gu nekk fi mu garab bi fi mu tolloog borom kër gi moo koy toppatoo loolu lañ ci d'accord teewut collectif bi dafa organisé wu moo tax ngeen di gis manifestation yi ñuy def yi ñoom am nañ benn groupe bu ndaw bu ñu def buy suivre garab yi kenn dootu ko jàlle yàlla def na ñun ci forêt bi lañ nekkoon xam nañ jëmbat garab lan la looloo tax ñu bëgg jëmbat garab parce que gis ngeen ni mu tàngee nii te yaakaar naa ne jëmbat garab am na solo trop ci ab réew parce que day tax taw bi day bëri day tax tamit tàngoor gi day am changement de climat da ciy am xam nañ daal njëriñu garab parce que yaakaar naa ne ñun ñi ak man ku ma xam na ni man garab moom li Balla Gaye waxoon yëkkani rek man xaalisu mbër lañ ma ngénte yaakaar naa ne man mii ci garab xam naa si dara ku xam samay waajur xam fi ma jóge dina xam ne man garab dama ko war a toppatoo daal. di sant suñu borom mi nu may yéene bi. ñu mën ko mottali bay tàmbali liggéey bu am solo bi léeg-léeg da ngeen di dégg nit di wax naan njariñ loo fekkee waaye bokk na ci wax yi ñu war a dàq ndax bari na lu ñuy jariñoo tey ña ko defoon mu di nu jariñ tey ñoom fekkewuñ ko waaye ñun lañ ko defaloon bis bu ne ñu wax nit ñi ne leen suuf si ñu dëkkee doon ñu ko suñu maam dañ ko àbb suñuy set dañ leen ko war a delloo comme dañ leen ko war a delloo nag dañu war a bàyyi xel ñoom buñ ko jotee ñu bañ ñoo mere bokk na ci lu mel ni maanaam bëri na ay nit yoo xam ne gox ya ñu dëkkee bëri na fa ay jafe-jafe ak ay gàllankoor xëy na ñàkk a waajal moo indi loolu kon le fait que collectif bi ak ñi dëkkee barab bi yépp am xalaatu di sóor lu dikkagul bay jëmbat lii loolu faw ñu rafetlu ko ci turu Thiès yëpp waaye rafetlu ko it ci turu président de la République ndax dafa dëppoo ak li mu santaane bis bu ne ma wax nit ñi ne leen code général des collectivités territoriales bi tënk suñu liggéey dafa wax ne gox boo gis maire ba moom la ñu dénk jëfe naal yi nga xam ne moom la gouvernement naal jëmale ko ci wàllu koom-koom ak ci wàllu lépp lu jëm ci wàllu nit doomu aadama yi dundinu doomu aadama yi kon loolu su fekkee ne président daf ko wax yéen ci seen bopp ngeen am lu ngeen ci yëg am lu ngeen ci bëgg a def dafa jaadu ñu ñëw gunge leen ci ànd ci ak yéen jéem a seet naka lañ koy renforcer moo tax bi ñu ma yëgalee lii seen waxtaan ak Eaux et Forêts dama leen ne incha allah ñun ñoo war a déggoo ak yéen pour jox ay garantie ñooñu
ngir ñu sawar leen a jox ay garab yu bëri ndax duñ ko jox ñoo xam dañ koy foye alors te am naa yaakaar ci collectif bi ndax seen Pastef ku leen xam-xam ko ndax fii nii maanaam am Pastef sax mooy tax nit toog fi ndax lu bëri dafay manqué te teewul ngeen toog fi te loolu lu ñu xam la li ci des nag mooy wax leen action bi lu baax la suñu maam di suñu sëriñ Abdoul Aziz Sy Dabakh yàlla na suñu borom yokk leeram ci jamono 1988 tey jii def na fanweer ak benn jamono boobu damay jiite étudiants yi mu amoon xew-xew yu amoon maa doon porte-parole ba mu ñuy recevoir def nañu yéen ndaw ñi mu mel ne xale yi mu ni saxe yaay ngeen mu ni kilifa yi ñoo leen war a suuxat ba ngeen màgg askan wi kerlu ci yéen tey jariñoo seen meññeef muy kàddu gu am solo fàttewuma ko ba tey loola it donte ci ay doomu aadama la ko doon wax daa valable tamit ci lii ndax lii day wëlbatiku jariñ ay doomu aadama dina dundal suuf si dina naatal barab bi dina jàmmal ñi fi ne ngir jariñ doomu aadama yi fi nekk loolaa waral yeneen ya nga xam ne balaa may yëg lii dañ ko programmé woon ma gannaawal loola ngir jiital lii ànd ko ak yéen garab bii nag nga xam ne def ngeen ma honneur njëkk ko jëmbat ci turu waa Thiès maa ngi ko tuddee jàmm waaw maa ngi ko tuddee jàmm ngir ñaan jàmm sax fi seen barab bi da ngeen koy tuddee Mbourkat extension waaye su ma sañoon ngeen di ko wax dal jàmm waaw du dëgg waaw ndax ñaan la xam nga Mbourkat ak extension ak yooyu yëpp voilà la yàlla xam doy na léegi waaye daal xam nga tey ji yaa ngi dégg jàmm gën ba mu sax ndax jàmm gën nag ndax ñaan la du dëgg voilà waaw xam nga dégg nga ci barab ñu ne xaar yàlla dégg nga voilà léegi maanaam ne man aw ma sañ-sañ officiel tudde ko damay sama yéene la waaw mooy ne man daal su may ñëw fi ci sama xol dinaa jàpp ne maa ngi jëm dal jàmm du dëgg waaw ndax la ndax ñaan la ak lu ñu leen yéene dal ngeen fi ñu ñaan jàmm te ñu ñaan mu yàgg te sax te président bu ngeen dégloo kàddoom mu ni danañ jëm ci régularisation dafa bëgg aussi seen xel dal waaw parce que xel yi daluñu woon nag daloon ngeen fi waaye xel yi daluñu du dëgg waaw mu bëgg xel yi dal waaw mu bëgg xel yi dal bëgg xel yi dal moo tax mu yëkkati kàddu bi nga xam ne moom la nation bi jiital maanaam moom président bu mënta dalal seen kàddu seen xel du yomba dalal du dëgg waaw xam nga du yomba dalal président bu mënta dalal seen xel ci loo xam ne wàllu loi la ak yooyu maanaam du yomba dalal te comme yëkkati na kàddoom ci kanamu ñëpp ginnaaw bi ci nit ñi doxee yëgal ko ak ginnaaw bi ngeen amee taxawaay yi ngeen war a am ne leen incha allah bàyyi boo seen xel dal daañu leen régulariser mu bëgg si ñu bëgg ngeen dalal seen xel gën koo dalal te fexe ba ñàkk yëf yi nag ñàkk yëf yi ba ni ngeen di ñàggee garab gi xam nga garab bi boo ko defee nii xale bi gën a ndaw mën na ko yàq léegi waaye soo ko ñàggee aar ko am ci taxawaay ak taxawu bi ci war dana dem ba toll foo xam ne oto sax bu dalee ci kawam oto yàqu waaw mais moo bëgg ngeen dégg baax li ma leen wax xam nga waaw ngeen ñàkk seeni mbir ndax nag dina am ñeneen ay samba booy yu jóge feneen yoo xam ne daju ñu woon li ngeen doon daj nekk ñu woon ci situation bi ngeen nekk yuy ñëw porox ndollu ci biir bëgg cee dugal lu ci bokkul ak bëgg leen a yàqal yéen waaw loolu am na yuñ ci waxtaane ñun ak yéen voilà loolu nag dafa mat a bàyyi xel ci wàllu woowu mbir mi du ko sol tenue mbir mi du ko bokk ci gouvernement mbir mi du ko jege président mbir mi du ko ñuy tuddee autorité du kenn koo xam ne yaa am sañ-sañu jël fi wala def fi quoi que ce soit ndax suñu toogee ba président ne dañ ko régulariser mooy d'accord na ni amul lu taxaw
kon bu nit jógee ne kilifa la donc bootu ci ginnaaw président sax jóg fii ñoo ne maa fi moom lii maa fi def nangam kooko teguwul ci yoon dañu waxante dëgg waaw mais la koy régler dal maanaam dal bi ñëwaat na dal la koy régler ngeen yëgal ko ñi ko war a yëg ñu taxawee ca nañ ca war a taxawee fii bépp doomu aadama am nga sañ-sañu am foo dëkk bépp doomu aadama te li nu war mooy fexe ba ñi ko jot a am ñu organiser leen ba mbir mi tegu ci yoon ñi nga xam ne jotuñu ko am te yeneen barab ya nga xam ne nit mën na faa dëkkee ñu organiser ko ba nit ña joti fa yaa ngi dégg maanaam ku xool Thiès xool Sénégal ba mu daj xam ne bu fekkee ñëpp dal nañu normalement ku ne war naa mën a am fu mu dëkk du dëgg ndax boo duggee oto di nga daw lu bëri romb ndànd foy bu bëri yaa ngi may dégg ah ndànd foy bu bëri di nga ko romb boo duggee saxaar di nga ko gis boo duggee avion di wàcc di nga ko gis boo duggee oto di nga ko gis boo duggee saret di nga ko gis booy dox ne ñun ñii di dox di dem Touba daañ ko gis kon loola pour mu mën a am nit ñi ñooy jëm ci nite rek mooy kenn du ne maa moom lépp maa war a moom lépp ñeneen ñi samay surga lañu war a doon waaw je pense que raisonnement boobu su ko nit ñi amee léegi mu baax waaw kilifa gu mag nag da doon wax ne ràññee dafa baax ne kenn ku nekk dafa war a ràññee diggante li nga moom yow dong li nga bokk ak nit ñi ak li sa yoon newul li nga moom yow dong bu keneen ku ci ñëw dugg moo la tooñ li sa yoon newul boo ci jéemee dugg yaa tooñ mais li nga bokk ak nit ñi boo ko jéemee akimoo wala keneen bëgg la cee génne problème taxaw waaw kon nañu ràññee ñett yooyu te kenn ku ci nekk am respect ci moroomam je pense que loolu suñ ko defee muy ci barab bi muy ci yeneen i barab jàmm ji dina sax te dina yaatu te loola dina mujj law ba jariñ doomu aadama yëpp waaw je pense que nit bu jógee ne mi ngi jëmbat garab bëgg faa dëkk tax mais bu jàmm amul kenn du bëgg a dëkk ci barab jàmm jooju kon nañu fexe mu yaatu te loolu am ngeen collectif am na gox yu bëri amuñu ko am na quartier yu bëri kuréel bu ngeen di daje di waxtaan di nas seeni mbir amu fa yaa ngi dégg conflit mooy am ñu dem seeti délégué de quartier wala imam wala lu mel noonu yéen am ngeen loo xamante ni ñëpp a ngi ci biir ñoo xamante ni jaar nañu fu nekk ñii militaire lañu woon ñii policier lañu woon ñii nekkoon nañ ci ay préfecture ñi nekkoon nañ ci wàllu liggéeyu loi ñi nekk ci yeneen liggéey ku ci nekk xam-xam yooyu yëpp dajaloo na fi tey jii ku gis Jéeme rek muy waajuram moom yi ci wàllu nature lim ci xam ci Sénégal bëriwul ku ko xam moom xam na lan mooy Thiès ak lan moo ne ci biir ci wàllu ndox ci wàllu gàncax rôle bi muy joué pour Sénégal yëpp moom waajuram xam na loolu te man xam naa loolu ndax am na liggéey boo xam man maa ko doon liggéey la waaw loolu nag su fekkee am ngeen ko yàlla defal leen ko da ngeen di fexe ba bañ di indi ay coow ci seen biir ba di ko yàq da ngeen di organiser wu bu ngeen waree waxtaan seen biir ngeen waxtaan ci biir déggoo boobu fekk mi ngi am kenn mënul leen dara mais su ngeen demee ba ci biir kenn ku ci nekk def bopp sa bopp gars yi samba booy yi nag am buntu nag jël kii monté ko contre kii jël kee monté ko contre kële ngeen commencé tojante bopp ñeneen ñëw nangu yëf yi ngeen xëy suba di wax lu ñu daal loolu daal waaw waxoon naa leen ko ci bureau wax naa leen ko ci kanamu ñëpp parce que man lu ma gëm rek laay wax waaw yaakaar naa ne suñu diggante mi ngi bëgg a def ab diir tuuti ba ñuy commencé di toj fii ka ko doon toj man mi maa ko arrêté te xam ngeen loolu booba sax da ngeen defoon man la ma ne leen su doon man la billahi di ngeen xam ne man la parce que man lu ma nar a def dama koy def ba ñëpp xam dama koy def mais du man comme du man nag dinaa leen du man te dama leen tegal tamit ne leen ku fi dëkk tegu du nekkoo ci yoon boo ko jëndee ki la ko jaay nax na la soo ko jëlelee sa bopp tooñ nga su la ko nit mayee nax na la waaye nag comme ñu ci bëri ay néew ji doole lañu ñu induire leen en erreur ba ñu nekk ci barab yi ñun en tant que seeni surga nekkal leen fi li nu war mooy jéem a seet ci yoonu Sénégal ban buntu la ñu mën a jaar ba yoonal loolu ngir xale bii moom tooñul kenn te buñ fi jëlee waa këram mu am problème moom njàngam yàqu ak leneen te deful dara yaa ngi dégg kon ñun li ñu war mooy seeti président de la République parce que moo ci mën dal alors fii nag dañ koy tuddee forêt classée baax na ma mu jaar ci point boobu tamit xam nga dañ ko tuddee forêt classée li tax ma leen di wax bu leen di def yenn coow
ngir comme dañ ko tuddee forêt classée ngir ñu régulariser ko décret ba ñuy def techniquement la tudd ah déclassement te xam nga fii dootul forêt dama ni xam nga techniquement dañuy tudd déclassement mais déclassement amu fi parce que forêt amu fi yaa ngi dégg xam nga fii forêt amu fi yaa ngi dégg donc statut bi moo nekkoon loolu maanaam ña nekk ca bitim réew bu ñu déggee baat bi du ñu comprendre waaye mais bu ñu leen ñëwee bett leen ci yéen ngeen ci boppam ngeen di jëmbat ñu xam ne nekku leen ñu yàq forêt loolu laa leen di wax yaa ngi dégg maanaam kon yéen a ngi ci yoon wi nii ngeen koy defee nii la baaxee maanaam du ngeen yem ci def fii mais bu ngeen amee buntu def feneen it da ngeen gunge ñooña ngir lu mu gën a yaatu mu gën a baax ndax àdduna moo toll foo xam ne lu ñu gën a mën a dundal gàncax gi gën a mën a dundal alam bi ñu def ko ndax ñëpp lay jariñ. C'est Amadou Dia, vice-président du collectif de Mbour 4 Extension. On a organisé aujourd'hui une matinée de reboisement donc pour reboiser le quartier de Mbour 4 Extension donc en parfaite harmonie ou bien parfaite vision du président de la République. Bon, quant à sa politique de salubrité, donc nous avons pensé qu'avec l'importance de l'arbre, il était nécessaire vraiment de reboiser aujourd'hui. Donc nous l'avons fait avec le maire Talla Sylla, donc nous remercions de passage qui est venu donc partager avec nous cette journée. Symboliquement 50 sur un total de 50. On avait demandé 1500, mais les services des eaux et forêts, que nous remercions déjà, nous ont demandé d'essayer avec les 50. Donc c'est un essai pour voir si nous pourrons vraiment prendre en charge ces arbres-là. Donc si on réussit, je crois que tout le quartier de Mbour 4 Extension sera reboisé. Donc c'est le collectif, et il y a le collectif qui prend ça en charge, mais aussi il y a les familles qui prennent ça en charge. Donc devant chaque famille, devant chaque maison, il y a 1 à 2 plantes qu'on a plantées. Donc c'est ces familles-là qui prennent ça en charge. Maintenant, nous allons assurer le suivi. Donc pour ça. Donc je profite de l'occasion pour rappeler au président de la République vraiment sa promesse, parce que ça a duré, ça fait maintenant 2 ans. Et vous voyez ces enfants-là qui sont nés ici. Nous craignons que dans le futur qu'il y ait des problèmes de papier, parce qu'il y a des pères de famille qui décèdent. Donc il y a des problèmes d'héritage à chaque fois, donc des parents, des familles qui n'ont pas de papier. Donc ça va encore poser davantage de problèmes. Donc nous lui vraiment rappelons que vraiment le dossier tarde, que les populations attendent jusqu'à présent. Donc vraiment tout le travail que nous devions faire de recensement, de travail avec les services au niveau local, au niveau déconcentré, décentralisé, le travail a été fait. Mais jusqu'à présent, on ne voit pas le bout du tunnel. Nous attendons jusqu'à présent. Nous sommes un collectif très organisé. Je crois que nous travaillons en état de collaboration avec le préfet, avec le gouverneur. Donc tout ce que nous comprenons qui se passe, tous les conflits qui peuvent se passer, nous sommes en étroite collaboration avec les services déconcentrés. Il y a aussi la DESCOS avec lesquels qui vient ici de manière constante pour empêcher les travaux. Donc vraiment nous sommes organisés. Donc nous n'avons accepté aucun acte blâmable dans le site. Donc c'est juste pour rappeler au président de la République vraiment de prendre en charge rapidement le dossier pour que le dossier soit vidé.